tellement sénégalais yi dafa am cofeel bu mag boo xam ni dañu ko am ci quartier général. maa ngi wax sànq ci nuyoo bi ne ñu ngi ko tàmbali depuis 2016. 2016 nag ba tey guddi gu jot ñu leen di gunge ci weeru koor. te jotaay yi dafa am solo. wallaahi waaw yii mag ñi yàgg nañoo lal malaanu wasifa di waxtaan. donc lu mel ni defe naa dafay inspiré sax. mag ñi nga xamante ni ñoo yore Sénégal. mi ngi noonu alaaj Pape di ñaanal réew mi. yàlla def fi barke def fi jàmm. olofay wax ni lu yàgg rek dëgg la. te it ñu ni ànd ngir yàlla dafay yàgg. waaye ànd ngir leneen alhaaj Pape ñu ni ay fan lay def. waaye boobaak léegi bu ko weeru koor jubsee alhaaj Pape nga xam ni weer wi bu daan jubsi nga mel ni nga xam ni mag ñaa ngi koy teeru. Cheikhul Khadim way na ko radiyallahu anhu ma ngay teeru weeru koor di ko bàkk di ko sargal. nga xool sa maam Cheikh Sidil Hadji Malick jàmbaar ja moom itam ni mu daan teeroo weeru koor. bu daan dem jooy yemu daan jooy weeru koor ci dem nga muy dem. mais alhaaj Pape mag ñi nag daan ko wéttalikoo ak seeni njaboot. ñu gën a bëgg yàlla gën a bëgg yonent bi alayhi salatu wasalaam ndax fukki weer ak benn 11 mois la nga ca def lépp ci 11 mois yi yàlla ni weer wi ñëw na fukki fan yu njëkk yi di njéggal li nga def ci 11 mois yi yàlla nee na fukki fan yu njëkk yi nga woor ko na ma ko bëggee baal naa la fukki fan yi ci digg bi ma lay xoolee sama bëtu yërmande man borom bi subhanahu wa taala fukki fan yu mujj yi nga def ko ni ko yàlla bëggee mooy itqun minan naari mooy daal goreel nañu la ci safara. weeru profito la daal. weeru profité weeru promotion la. merci laaj Pape waaw weeru profito la. parce que promotion bu amee da ngay profité. da ngay profité par exemple sponsor bi ñu àndal di Free. xam naa ci ñëw bu ca kaname. Free bu dee promotion. da ngay profité bu dee crédit 1000 francs lay jaay. mu ne la boo jëndee crédit 1000 francs di nga am 5000 bu ñu la may. xoolal loolu defe naa da nga ciy jënd. da ngay jënd donc weeru koor weeru promotion la. weeru promotion la Pape weer la woo xam ni loolu xeetu Moussa amu ko. yun ci yàlla Moussa bëggoon na weer wi. yàlla ne ko weer wi Moussa maa ngi ko jagleel xeetu rasulullah. sallallahu alayhi wa sallam yun ci yàlla Isa bëggoon na ko. mboolem yonent yi ku ci ne. ñaanoon nga yàlla am loo xam ni yàlla dana ko jagleel sa xeet. mais laaj Pape dafa doy waar ci biir weer wi. da ci am guddi goo xam ni moo gën. 83 ans 4 mois. yoo jaamu yàlla gu yàlla nangu. loolu xeetu rasulaay donc ko am dëgg la de te mooy booba yonent bi yàllaa ko woon dund xeetu njëkk wa ñoom Xizqiil ñoom Zulkifli ñoom Ilyasa nga xam ni daan nañu dund 3 téeméeri at ba 4 téeméeri at daan jihatal yàlla di am yiw yonent bi xool dund xeetam bari wunu yiw xool dund xeetam gudd nu fan loo gudd fan boo amee téeméeri at ñu ni matal na màgget na 90 ans boo ko amee ñu ni màgget na 80 ans mag la mais laaj Pape bi yàlla wane Sayyidina Muhammad dund xeet wa ñoom Xizqiil ñoom Zulkifli ñoom Ilyasa gudd nañu fan daan jihatal yàlla daan am ay yiw yonent bi ñaan yàlla pour xeetam am loolu duñ mënuñu àgg foofu wala ji ko fi am bariwul ay 200 ans wala 1500 ans wala ñetti téeméeri at 150 ans ñi koy dund bariwul fa jaahu wa basharahu bi laylatil xadri xayrun min alfi shahri yàlla indil ko nag bégalee ko guddi goo xam ne mi ngi ci weer wi moo gën juróom-ñetti fukki at ak ñetti at ak ñeenti weer 83 ans 4 mois yoo jaamu yàlla gu yàlla nangu loolu mi ngi ci biir weer alaaj Pape ci biir weer wi la yàlla defal xeetu Sidina Muhammad lu kenn amul moo tax kenn ku yàlla may nga bokk ci xeet wi santal yàlla ñi ko fekke woon daaw te ren fekku leen fi yàlla na yàlla yërëm leen alaaj Pape daaw ak ren diggante bi mel ne lu gàtt waaye gàttul alaaj Pape ñi fi jóge bari na alaaj Pape ñi fi bàyyi koo bari na ñi wuy ji seen borom bari na waaye nu ngi ñaan ci barke guddi gii ci barke weer wii yàlla na yàlla jéggal ñëpp ci daraja yonent bi alayhi salatu wasalaam comme kenn xamul kañ la muy julli wala muy woor saa yoo ci nekkee melal ni yaa ngi ci dernier bi yaa ngi ci bu mujj bi waaw comme nañu jàpp ni am na nu ko mag ñi am na nu ma ko mag ñi jàngalee par exemple am na ñu fekkeewul weeru kooru ren bi waaw comme yàlla rek a xam waaw ren ci koor gi melal ni mooy sa mujjantalu koor pour nga mën ko defar ba mu baax mais alaaj Pape nit ku ne war na bàyyi xel ni xëy na bu xëyee du gont waaw kay boo bàyyee xel ni boo xëyee doo gont boo gontoo mën ngaa bañ a fanaan loolu boo koy xalaat di nga xalaat bis bi buy ñëw du la bett te dee buy ñëw day betti almawtu yati baghtatan waaye wal xabru sunduqul amal kenn ku ci nekk ci ñun nag sa bàmmeel sa keesu jëf moo la fay fekk mais loo xam ne daf la nar a bett te loo xam ni fa nga jëm day dajeek yow qul inna al mawta alladina tafiruuna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduuna ila aalimi alghaybi wa shahada fa yunabbiukum bima kuntum taamaluuna yàlla ne moo tax Siyas Malik ne araka
araaka nasiital mawta sa góor gi nee na araaka nee na la jàkk yow Pape Hann nasiital mawta ngay fàttelu dee nee na fàttewu ma ko de dama koy fàttelu xam nga yenn saa yi dara ngay jéllale comme alaaj Mamadou Mbaye Garmi da lay yoreel bor ba noppi dajeek yow di ko fàttelu Garmi noonu lay def di finatël te fàtte xaju fi ra góor gi ni araaka nee naa la jàkk nasiital mawta ngay fàttelu dee waaye wal mawtu dee mu ni mawridun rootuwaay la falil kulli képp kenn ci yéen nasibu am nga ci cër min baharil mamaati ci géejug dee kenn ku ci ne yaa ngi ak sa kopp te di nga dem tànk alaaji Pape mu ngoog kon weer wi weer la woo xam ni jullit war na ci profité ci 11 mois yi tooñ gi ñu tooñ yàlla jëw gi nu jëw ñàkk wax dëgg gi ñàkk wax dëgg mbon gi ñu def ci 11 mois yi lu bon li ñu def ci 11 mois yi tooñante gi ñu tooñante ci suñu biir benn weer bii nañu profité gaaw yàlla jégal ñu alaaj Pape voilà donc na ñëpp profité ñu ngi bég si vous nous rejoignez ñu ngi doog a tàmbali saison bu bees bu quartier général QG5 2016 ba tey ñoo ki yéen muy inspiration pour Sénégal yëpp dinañu ñëw ci yu am solo xam naa bu ca kanamee équipe yi noppi nañu ak sujet yi ñu leen préparel ñu tàmmal leen nag première partie bi mooy téléservice bi am na yoo xam ne ni mënul ñàkk bokk na ci taux de change bi Sénégal du ko tukkikat la yàgg naa ko wax donte ak crise sanitaire bi ñu ne tukki léegi yombatul mais on vous fera le point ci xaalis bi ak bu ngeen bëggee wecc par exemple CFA ak yeneen xaalisu yeneen dëkk yi on va découvrir ensemble taux de change bi mu ngi di fii ñu toll bu dee da ngeen di wecci par exemple xaalisu Amérique ak bu Sénégal $1 mu ngi toll ci 548,847 voilà bu dee da ngeen di wecci par exemple euro ñu ngi koy weccee 605,971 francs CFA xaalisu Grande-Bretagne benn livre sterling ñoo ngi koy weccee 754,918 francs CFA xaalisu Chine ñoo ngi koy weccee 83,880 francs CFA xaalisu Maroc benn dirham ñoo ngi koy weccee 61,335 francs CFA benn dalasi xaalisu Gambie ñoo ngi koy weccee 10,721 francs CFA ëllëg dina tombé incha allah ak jeudi tey la mercredi suba la jeudi mën nañoo xool jaww ji lan la ñu nar a am comme climat ak tàngoor beeg ñoom seen xam nga tàngoor baa ngi bëgg a dugg si nag daanaka dugg si na donc suba gis ngeen ko ni région bu nekk ak li mu nar a yeewoo bu dee Podor par exemple daañu xëyee ak température yi nar a toll ci 27 degrés. Matam daañu yeewu ak 28 degrés Tambacounda 28 Kédougou 26 Kolda dina xëyee suba ak 25 degrés Ziguinchor nar a xëyee ak température yi nar a toll ci 26 degrés Kaolack dina xëy ak 24 degrés Diourbel suba daañu yeewoo ak 25 degrés Linguère 28 degrés Saint-Louis 21 degrés Dakar dina yeewu suba ak 20 degrés donc lii ba tey dina xaw a yamamaay mais bu ñu demee nag ba jant bi xaw a jóg tuuti. ak koor gi naaj bi dina gën a génn on découvre ensemble température yi après midi bi mën nañu dem ba ay maximum yu nar a toll ci 45 degrés donc bu dul woon ak weeru koor ñu ne leen il faut boire beaucoup d'eau mais éviter de trop sortir parce que naaj bi moom bu xasee ba tàmpe mën nañu yegg ba ay 45 degrés boori Diourbel Linguère ak fi nga xamante ni moo di Kaolack mën naa wàcc nag ba xaw a yem ci 43 degrés boori fi nga xamante ni moo di Kédougou fu mel ni Tambacounda dina yendoo 42 Kolda dina yendu ak 42 degrés Ziguinchor nar a yendu ak 40 degrés Dakar dina yendu ak 28 degrés Saint-Louis nar a yendu ak 40 degrés Podor 42 Matam dina yendu ak température yu nar a toll ci li nga xam ne ni moo di 46 degrés ba tey bu ñu desendee ci wàllu jaww ji mën nañu découvrir li nga xam ne ni moo di waxtu marée yi pour suñu mbokk yi nga xamante ni ñooy faral quand même di dem géej waxtu marée yaa ngi nii waxtu marée haute yi d'abord marée haute bu njëkk bi météo nga ko prévoir ca kanam tuuti boori 4h44 du matin marée haute bi ci topp daanu ko seetlu bu 16h53 jotee waxtu marée basse yaa ngi itam bu njëkk bi météo nga ko prévoir ci suba si boori 9h
22h26 marée basse bi ci topp daañu ko am boori 22h13 waxtu yi nga gën a xam ni moo nar a gën a baax pour suñu mbokk nappkat yi moom la tubaab tuddee meilleur moment pour la pêche alors diggante ca kanam tuuti laataa xëdd boori 2h36 jàpp 4h36 du matin sinon ngoon gi mën naa baax diggante 15h jàpp 17h loolu météo moo ñu ko xamal et puis waxtu yi nga xamee ni moom la jant bi jóg ëllëg 6h56 du matin dina tëddi guddi gi heure ndogu daanaka vers les coups de 19h24 waxtu julli yi itam mën nañu leen ko baaxee pour ëllëg c'est vrai que dafay changer selon souvent koñ bi wala gox beek goxaan bi waaye horaire de base yaa ngi bu dee fajar gi ëllëg daañ ko julli exactement bu 5h25 jotee bi ci topp ñu julli ko 5h58 bu dee tisbaar daañ ko julli 2h15 takkusaan daañ ko julli 17h pile timis 19h31 la ñu koy julli gée daañ ko julli 20h31 ndogu nag ñu ngi ko prévoir ëllëg bu 19h31 jotee salaatu bi mu ngi nar a toll ci 5h26 du matin ñu jàll ci naafile yi guddi gu njëkk gi ak oustaz Pape Hann déet ñaareelu guddi gi defe naa ci la ñu toll yaa oustaz ngi noonu alaaj Pape ñaan yàlla nangul nu moom borom bi subhanahu wa taala nga xam ni jaam dafay bàyyi xel li ko fi indi lu mu doon waaye itam bàyyi xel ki ko fi indi ku mu doon te mooy borom bi subhanahu wa taala weer waa ngoog yonent bi daan naafila nag alaaj Pape mën nga ni du farata waaye sunna la boo xam ni sunna bu nu feddali la ndax ci naafila rek li Sayyidina Muhammad waxoon ni ñaari raka ay fajar rek mu ni di ko julli moo gën àddina ak li ci biir rakaatul fajri xayrun min ad-dunya wa ma fiha kon alaaj Pape kon suba incha allahu taala na ko nit yàlla yi daan rabbee waaw na ko nit yàlla yi daan rabbee ne guddi gi kat yëg nañu ci ñoom la ñu ciy yëg noo ko xam ne lañ cay def mooy dañuy def juróom benni rakkaa bu ne alaj Pape da ngay jàng fatiha teg ci juróom benni suratul kawsara mooy inna a'taynaka al kawsara fasalli rabbika wanhar inna sha'naka huwal abtar nga def ko 6 fois fatiha rakkaa bu ne nga def benn rakka bu ne nga def fatiha jàng fukki suratul kawsar alaj Pape wax nañu ni boo ko defee dafay nekk fukki rakka nekk juróom benni sëlmal loolu nag boo ko def day nekk juróom benni rakka nekk ñetti sëlmal loolu nag alaj Pape la ca nekk ci yiw la ca nekk ci ngëneel day tolloog mel ni ñu dikk la ci ni ku ko def mel na ni aj nga aj gu borom bi subhanahu wa taala nangu wala nga umra gu borom bi subhanahu wa taala nangu xeetu Sidina Muhammad li ci nekk ci ay promotion li ci nekk ci ay ngëneel kenn xamul lu mu toll ku ragal nag boo koy indi doo ko tiital waaw doo ko tiital gis nga safara nga jëm gis nga lii yow xam nga kaay ma wax la koo xam ni mënul 100% laaj Pape nga bëgg koo récupérer da ngay naxtaan ak moom comme pédagogie bi Sidina Muhammad daan doxalee ak ñi tuubagul woon ni mu daan doxalee moom yonent bi alayhi salatu wasalaam ak ñi nga xam ni gëmagunu waaw ku gëmagul comprendre gul nga koy tiital kooku du ñëw waaye mais sa waa ji ca comprendre nga àddina moom yonent bi alayhi salatu wasalaam mais façon doxalinam ca pédagogie gi mu daan indee nit ñi da nga koy tooñ sax mu baal la ca baal gi mu la baal ca ngay am kersa dugg ci biir l'islam waaye nga dajanteeg moom kanam gu belli ga ca nga tuubee koo xam ni am na lu mu meloon yonent bi alayhi salatu wasalaam jëflanteeg yow ci mbaax jëflanteeg yow ci tab am lu mu la dik ci mbaaxu borom bi subhanahu wa taala nga ñëw dugg ci l'islam alaj Pape moo tax weer wi daal weeru promotion la boo xam ni kenn ku ne war na ko bàyyi xel yal nañ yàlla may nu fekki ko at yu baree bari lu ñu ci ñaan yal na yàlla nangul na ko ci darajey Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nuyu nag sama jigéen yi ñaanal leen